ziyaara di leen baalu àq di jiital ci nuyoo bi sunu kilifa suñu lépp sunu initiateur Colisée Mame Cheikh ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara xam naa di nuyu bu baax mbokk mi mu àndal ak sang yi yu góor ak yu jigéen yëpp di ñaan yàlla yéene bi mu am ci Colisée bi ak yéene bi mu am pour kilifaam ak lépp yàlla nag yàlla moo talil ba mu am ci lu ëpp njortam incha allah xam naa comme niñ ko miinee ci Colisée de l'éveil bi di dalal mbokk yi bu baax ci seen rendez-vous comme ni mu jàllee ci première semaine bi ñu gisoon que mu dellu woon ci pôle physique ñu amoon ñetti bés ci semaine bi ñu traité le pôle physique ba keroog ci vendredi bi ñu def la conclusion mu nekk transition pour mu mën na dugal ci li nga xam ni moom mooy pôle mental comme noonu lañ koy toppee tey tamit ñu dugg ci pôle mental comme niñ ko waxee comme que entité humaine bi ñetti dimension yooyu la physique bi mental bi ak spirituel bi donc comme que génn nañ ci physique bi maintenant moo ñuy dugal ci mental bi parce que ñoom ñett yépp comme ni ñu koy jàngalee benn mënul dem bàyyi moroomam maintenant nag pour apporter plus d'éclaircissement moo tax ñu jël démarche boobu noonu rek commencer li nga xam ni moom mooy physique bi mu jaaleenu ci mental bi pour ñu terminer li nga xam ni moom mooy bu spirituel bi xam naa nag ñu war ci àndal suñu ñetti mbokk xam naa tey moom plateau bi dina xaw a metti parce que bi ñuy nekk ci travaux yi mbokk tukkuleer yi ak mbokk séeréer yi à chaque fois comme que après ndogu lañ daan daje day daan metti ndax ñoom ku nekk dafa daan wax kan moo gën a ndogu tey nag dina leer ci kaw loolu ñu war ci àndal suñu bokk docteur Maymouna Sow xam naa dañuy bàyyi rek mu nuyoo bu paree ñu jàll ci yeneen mbokk yi bismillah docteur. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyoo di ziyaar di nuyu suñu kilifa suñu góor gi Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo suñu sang suñu capitaine Mame Cheikh mu joxal ñu ko suñu kilifa di nuyu itam mbokk yi mu àndal yépp xam naa ñu ànd si tamit ak suñu professeur Demba Dramé xam naa ñu bàyyi ko mu nuyoo moom tamit. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu sang bi Mame Cheikh di ko yóbbante suñu nuyu ci sang ba di nuyu ñëpp surtout ñi moo àndal ñoom Mame Babacar ak ñoom soxna Fatima ak soxna Aïcha di gërëm Mame Cheikh ci dalal bi ñu dalal espérons que séeréer yi dinañ gañe xam naa ci loolu rek nga passe parole bi sa beneen mbokk séeréer bi j'espère que tey ndogu ngeen bu baax professeur Ndione. salaamaaleykum wa rahmatuhu wa barakaatuhu. ñu ngi nuyu ñi ci salle bi ñëpp ak ñi ñuy suivre à travers l'internet di jël nuyoo bi ak ziar bi di ko jox sang bi Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum di ko ñaanal yàlla li mu sumb yàlla na ko borom bi kattanal dooleel ko ba fa mu ko bëgg a yeggale mu yeggale ko fa incha allah. amiin yaa rabbal bu ko defee di ko jox sunuy ziar di ko yóbbante ci sang bi ki ñu amoon ku dul moom Seydi Mawlaay Mouhamadul Moustapha Sy ayadahu llahu wa nasarahu wa raahu wa ataala baqaahu bu ko defee di ko jox sunuy ziar mu joxal ñu ko sang yi mu àndal yëpp yu góor yi ak yu jigéen yi asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam donc ñu ngi leen di jaajëfal bu baax suñu mbokk yi nga xam ne moom la ñu invité tey ci cadre pôle mental bi ci premier thème bi nga xam ni bi ñu war a waxtaanee moom mooy nekk la dimension mentale de l'homme de quoi s'agit-il Demba Dramé préféré ñu wax de quoi s'agit-il réellement donc bu ñuy wax nit ñu jàngal ñu ñetti entité la bu ci jëkk bi dellu ci wàllu yaramam ñaareel bi dellu ci wàllu xelam ñetteel bi dellu ci wàllu ruuxam ginnaaw bi nga xamee ni jàngal nañ ñu ci dimension physique boobu noonu li siy jëriñ nit ki li ko siy permettre mu mën ci évoluer pour yóbbu ko si développement optimum donc moo ñuy dugal tey ci bit ñu ñëw ci li nga xam ne moom mooy dimension mentale bi mooy lépp loo xam ni dafay aju ci wàllu xelu nit ki donc bu ñu waxee xelu nit ki nag dafa am noo xam ni moom lañ koy jàngee te loolu noonu suñu mbokk docteurs yi ñoo ñu siy dimbalee di ñu indil exactement bu ñuy wax xelu nit ki du point de vue matériel comme que nit dans son ensemble dafay juddu di màgg donc ci xel tamit jàpp nañ ni noonu la xel amee fu muy juddu di màgg donc du point de vue matériel li ñu mën a làmb daj ko ci xel donc dafay jaadu ñu interroger su nga xam ne mooy suñu mbokk docteur Maymouna pour mu indil du point de vue scientifique et du point de vue matériel naka lañ war a mën déggee xel bu ñuy wax la dimension mentale ci nit mu dellu ci wàllu xelam naka lañ ko war a mën déggee. Mame Cheikh
comme niñ ko waxee rek bu ñu ñëwee tey ci suñu présentation ñu indi benn partie boo xam ne mooy wax lan mooy cerveau ndaxte bu ñu déggee bu ñu tàmmee di wax cerveau dafa am loo xam ne nii moom la ñuy wax tout le temps mooy ñu définir lan la ñuy woowee cerveau ci définition lan la ñuy woowee cerveau dafa am 3 définitions yoo xam ne moom la ñu bëgg a partager ak mbokk yi parce que dafa am loo xam ne nii scientifique yi moo ko wax muy définition boo xam ne nii pour scientifique yi la waaye philosophe yi joxe seen définition sociologue yi aussi joxe seen définition donc bu demee ci wàllu science ñoom dañuy wax ne bu ñu waxee cerveau rek mu ne c'est le centre de contrôle de l'homme ça veut dire cerveau moom lépp loo xam ne nii moom mooy contrôler lépp loo xam ne nii mooy nit ñu ne lan moo tax moom mooy contrôler lépp mu ne parce que lépp luy organisation mu ne nit lépp lu mënti def cerveau bi moo naakaan demal wala bàyyil jàppal wala defal bi ñu xoolee foofu mbokku philosophie ñëw ñoom tam joxe seen participation ñu ne ñoom jàpp nañ ne cerveau mooy li tax dundu nit am sens ñu ne parce que cerveau mooy tax ngay sentir mooy tax ngay percevoir mooy tax ngay agir ci côté sociologie ñoom ñu wax ne boo xoolee cerveau ñoom niñ ko mën a woowee mooy que ne bu fekkee nit orchestre la cerveau bi mooy doon chef d'orchestre donc loolu mooy li nga xam ne ni moom lañ indi woon comme définition par rapport ak cerveau bi léegi nag bu ñu paree foofu ñu xool cerveau boobu nga xam ne noonu lañ ko définiree fan la tàmbalee ba kañ lay mat bu ñu xoolee cadre boobu dañuy wax ne du ñu ñëwaat ci loolu parce que docteur Ibrahima mu ngi ci doon wax bi passé mooy ci fécondation bi ba 2e semaine de grossesse parce que bu ñëwee ba 2e semaine grossesse dafa am lu ñuy woowee les 3 feuillets xam nga dañuy wax ne nit 3 dimensions la mais même scientifiquement dañuy wax à partir de 2e semaine 3 feuillets mooy am ci 3 feuillets yooyu ci la lépp bu nit di soxla ko muy ectoderme endoderme ak mésoderme ci ectoderme bi nag nga xam ne moo ne ci kaw fa la cerveau bi di développé woo fa la cerveau bi jógee pour màgg waaye itam li nga xam ne mooy doon suñu peau bi ñuy couvrir fa lay jóge bu ñëwee ci endoderme mu jël li nga xam ne nii mooy yeneen organes internes yi ba ci mésoderme bi suuf mais pour bañ a xëj guddal dañuy yem ci ectoderme bi nga xam ne tey moo ñu intéressé donc ci ectoderme boobu ñu ne à partir de 2e semaine ectoderme bi taxaw na moom bu ñëwee ba 3e semaine rek dafay daal di commencer mise en place du cerveau et pourtant waxoon nañ ne cerveau lay def en même temps peau mais comme soxlagul peau développement cerveau do peau du commencer gum mais cerveau bi foofu lay commencer à partir de 3e semaine constitué li ñuy njëkk a wax plaque neurale boobu di continuer gouttière neurale ba tube neural bu tube neural bi ñëwee nag tube neural boobu noonu moom mooy continuer ba joxe li nga xam ne moom la ñuy wax encéphale bu ñëwee ci encéphale nag mooy li nga xam ne mooy constituer cerveau bi cervelet ak tronc cérébral waaw xam naa ñu jaajëfal bu baax sunu mbokk docteur Maymouna ci leeral yi mu ñu leeral ci xelu nit fan lay commencer depuis fécondation bi ba nga fi nga xam ni moom la ci toll xam naa dinañ ci delluwaat pour mu gën ñu expliquer en profondeur du point de vue scientifique et matériel naka la ñuy mën a comprendre exactement les segments du cerveau maintenant dañuy jàll ci sunu mbokk Demba Dramé moom mu indil ñu du point de vue philosophique aussi naka la ñu mën a comprendre li nga xam ni moom mooy xelu nit c'est-à-dire bu ñu waxee philosophie dañuy waxaale aussi du point de vue immatériel c'est-à-dire bu ñuy wax xelu nit naka lañ ko mën déggee ci lu ñu mënul jàpp ci loxo mais du point de vue matériel du point de vue philosophique aussi. xam naa du point de vue philosophique dafa mel ni dafa am thèse yu bëri yu ci nekk ku njëkk ki Vincent Descambles la ñu njëkk a xoole moom jàpp na ne cerveau acte wala organe matériel la mais bu weesoo acte wala organe matériel bi mu doon dafa am yeneen yu la xasu ci biiram yu ñu tuddee inconscience wala conscience wala subconscient ñoom ñoo la xasu ci biir cerveau di ko jàppale ci liggéey bi moo tax mu gis ne cerveau même bu dee acte wala bu dee organe matériel am na leneen lu nekk ci ginnaaw lu koy jàppale ci fonctionnement bi ñu tuddee ko esprit ci cadre boobu la ñuy dem ci Vincent bu weesoo Vincent ci Bergson Henri Bergson ndax Henri Bergson li ngeen ko gisee ci image bi mooy différents lieux de l'esprit ni ko Bergson indee wala Bascom indee
mu dellu léegi ci Henri Bergson dafa jàpp ne cerveau ci boppam am na leneen lu ñu tuddee mémoire te mémoire yi dañ ko xaaj am na mémoire habituelle dellu ci ni cerveau di doxee am na mémoire boo xamante ne mémoire souvenir la tudd dellu ci espoir. Est-ce que du loolu la capitaine waxoon ne wala maam Cheikh waxoon ne cerveau bu dee ordinateur la esprit mooy système d'exploitation boobu nekk ci esprit nag Freud da ko gën a poussé ci wàllu xalaat ndax gis na ne yemul ci conscience kese ci inconscience ak subconscience mais Freud dafa jàpp ne inconscience moom moo ëpp doole ca biir cerveau. mën nañu dem ba dugg ci philosophe musulman yi ku mel ni Ibn Rushd mi jëlaat teesu Aristote gën ko liggéeyaat ba gis ne cerveau am na beneen bu ñu tuddee intellect boo xamante ne moo ngi ci biir tamit boo xam ne yàlla ko séddee fa mu ko séddee foofu la Aristote yemoon waaye Ibn Rushd ne yemul foofu mën nañ dem fu gën a sori ne yàlla sédd na ko kese mais dafay am ñaar bi yàlla sédd nit te mu dellu peut-être ci aqlul kulliya wala l'intellect premier xam ne mooy nekk ci kaw intellect yeneen yëpp ak bi nit ki liggéeyal boppam te ne intellect de base boo xamante ne nit ki moom mooy amal boppam mooy connecté wook beneen bi. mooy d'une manière générale li nga xam ne moom mooy dellu ci wàllu vision philosophique bi maintenant bu ñu indee li nga xam ne approche scientifique bi la c'est le cerveau matériel indi li nga xam ni moom mooy li nga xam ni moom lañ koy gisee du point de vue immatériel tamit te li ko résumé nekk li ñu jàng ci aller retour te mooy si le cerveau est un ordinateur l'esprit moom mooy li nga xam ne moom mooy nekk son système d'exploitation donc loolu la ñu docteur may mun a expliquer léegi ci cadre ordinateur bi yow nga leeral nañu ko tamit ci fonctionnement esprit bi à travers philosophie yooyu nu ñu ko déggee ci cadre conscience bi inconscient bi ak tamit subconscient bi xam naa nag bu ñu jàngatee ñaar yooyu tamit dafay jaadu ñu laaj alxuraan tamit moom naka la ñu déggee wala boog li nga xam ne moom mooy xel naka la ko alxuraan indee ak naka la ko alxuraan déggee donc loolu ñu permettre ñu jàll directement ci sunu professeur Ndione mu expliquer ñu ko. waaw jërëjëf maam Cheikh ci laaj bi am na solo trop waaye li ñuy njëkk a leeral mooy philosophie ay nit lañ yuy jàng nit scientifique yi à travers les médecins ñoom ay nit lañ ñuy jàng nit waaye alquran ki bind nit moom moo ko wax moo tax kooku définition moom mooy gën a leer moom mooy gën a matale te moom la nit di gën a mën a comprendre parce que sunu borom subhanahu wa taala ci alquran bi dañoo ne da koy wax en parabole parce que li mu bëgg a tënk ba àdduna di tukki ci biir kaamil bi dafa bari de sorte que mënu fi woon indi yoo xam ne lu ñu mën a dindi la kon lépp lu mu ci indi am na importance am te thème bi buñ koy dégg ci arab dañ naan al bu'du al aqli lil insaan mahiyatuhu wa haqiqatu amrihi loolu mooy lan mooy intellect bi mu tudd mooy al aql te buñ koy setantal ci biir alquran moom ak ay synonyme am da ngay gis ne sunu borom tudd na ko lu mat 180 fois loolu buñ ko bëggoon tekki ci tubaab intellect la ñuy tudd al aql ñu ne aql boobu nag baatu arab bu koy définir danaan mooy lépp loo xam ne day empêcher nit pour muy tàbbi ci naka sudul noonu pour muy dugg ci ay dérive moo tax ayin bi ak xaaf bi ak lam bi arab bu ko dajalee da ciy wundu lépp loo xam ne dina la ñàkk de sorte que yow doo tàbbi ci loo xamante ni neexul sunu borom kon loolu moom mooy xel li nga xamante ni doomu aadama bi moom moo koy wekk di ko may mu am ràññee di ko may mu am settantal muy jàng loolu di gën a màgg ba mu permettre ko mu mën a distinguer le bien du mal loolu moom la ñuy tuddee al aql nga xam ne sunu borom tudd na ko lu bari ci alquran li ci jara leeral mooy baat bi en tant que substantif al aql ñëwul ci alquran mais sunu borom jëfandikoo na ko ci ayaat yu bari di wax afala taqilun tudd aussi lu mat juróom-ñaari baat yoo xam ne même signification bi lay am tudd na al lubb al baab tudd na nuha li ulin nuha tudd na xijr inna fi dhalika la fi xijr tudd na al absar nga xam ne même signification bi la am tudd na fuaat nga xam ne aussi même signification bi la am kon da ngay gis ne ni ñu ko définir ci alquran dina permettre nit ki comprendre déjà moom importance bi mu am ci doomu aadama. xam naa
ñiy jaajëfalaat bu baax li nga xam ni moom la professeur indi par rapport ak li nga xam ni moom la alquran firee li nga xam ni moom mooy wala boog indee li nga xam ni moom mooy dimension mentale boobu noonu xam naa damay dellu si waat ci docteur rek te ma koy laaj docteur ci approche scientifique bi ñu indil léegi ci xelu nit tamit bu ñu ko bëggoon comprendre ci ay pàcc yi mu am naka nga ñu koy gënee leeralal. bu ñu ko bëggee comprendre comme ni ma Katama di waxee bi ñu jàngee ba pare dafa am ku tax ñu comprendre mooy Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha ndax moo ñu jàngal nañu cerveau primature la comme cerveau primature la nag donc ñu xalaat ni rek ay bureau ñoo fay ne donc ci cadre bureau yooyu si la ñu ne cerveau en tant que cerveau est constitué de 4 lobes cerveau mooy loo xam ne nii c'est un organe la boo xam ne nii yëpp dafa pair parce que 2 hémisphères la am mais ci 2 hémisphères yi boo ko xoolee 4 lobes moo fay am boo xoolee 4 lobes yooyu ngay am bi nga xam ne mooy lobe bi nga xam ne moo ëpp fonctionnalité moom la ñuy woowee lobe frontal boo ñëwee ci lobe frontal foofu la ñuy wax ne foofu la pensée di siège wu bu ñu waxee pensée mu dugg ci conversation yi ñuy am dugg ci raisonnement bi ngay def dugg ci ba li nga xam ne nii yow mooy problème bi nga am trouver solution ba mën ko résoudre ñu ngi koy gérer ci benn lobe moo xam ne moom la ñuy wax lobe frontal mu ne mais ci même lobe boobu foofu la ñuy gérer li nga xam ne moom la ñuy woowee émotion yëpp mu delluwaat ci lobe frontal boobu muy ci premier bureau bi mais ba tey ci premier bureau boobu ñu amaat fa li ñuy wax mooy langage mais aussi foofu la ñu am li nga xam ne mooy activité yi ñuy def muy activité motrice boobu mu daal di dugg ci benn lobe muy lobe frontal bi bu ñu baree ci lobe frontal bi mu amaat beneen bureau ñu koy woowee lobe pariétal donc bu ñu ñëwee ci lobe pariétal mu ne moom moo ñuy permettre nga xam situation spatio-corporelle nga xam ne léegi yaa ngi droite wala yaa ngi gauche mu ne en plus lobe pariétal boobu moo lay permettre ngay def l'apprentissage lecture muy lecture coranique muy français ba nem lecture bu mënti doon foofu moo lay jàngal ba nga xam loolu mu ne tamit bu ñu ñëwaatee foofu parce que lobe bu nekk ci suñu 5 sens yi am na boo xam ne fa lay siégé wu li nga xam ne mooy dem ci sensation foofu lay siégé waat ci niveau lobe pariétal bi donc bu ñu jógee ci lobe pariétal bi ñu dem ci 3e lobe bi muy lobe temporal bu ñu demee lobe temporal ñu ne foofu lan moo fa am ñu ne suñu comportement nan ngay comporté woo envers nit ñi nga dëkkal yenn maladie yi nga xam ne ni c'est dû à day changer sa comportement foofu la ñuy siéger donc lobe boobu moom foofu la comportement bi liggéey mu ne aussi li nga xam ne lobe frontal bi yépp mu ngi koy liggéey parce que bu ñu ne ay bureau lañ te benn siège la muy primature donc fokk interaction am mu ne lobe frontal bi li nga xam ne moom lay liggéey yépp amul fu mu ko denc kon mën naa ko jëlal partie mémoire donc ci nga xam ne foofu nga xam ne boo niveau lobe temporal lépp loo xam ne ni dañ koy mémoriser long terme foofu lay nekk mu bàyyi ak lobe frontal li nga xam ne dañ koy mémoriser mais mémorisation bu gàtt bu weesoo loolu aussi mu ne foofu la ñuy def compréhension bu langage après lobe pariétal ñu am dernier lobe bi nga xam ne moo nekk au niveau du cerveau ñu koy woowee lobe occipital donc boo ñëwee si lobe occipital foofu moom vision la ak couleur moom foofu loolu mooy organe bi nga xam ne ni moom la ñuy wax les yeux foofu la ñuy fonctionner mais comme li ñuy maam di wax rek ne 3 yi ñoo ànd foo tuddee mental di nga tudd physique di nga tudd aussi spirituel moo tax cerveau bi am ñu mu àndal muy premièrement cervelet ñu ne cervelet mu dem dugg ci domaine physique mu ne parce que nit lu mu mënti def foog mu équilibré mu yor équilibre yor orientation ak contrôle bi nga xam ne moom la suñu système moteur di def bi mu paree itam mu ànd ak beneen boo xam ne moom la ñu woowee tronc cérébral donc tronc cérébral mu gën a jege spirituel parce que foofu boo xoolee lan lañ lay wax cœur lañ lay wax foofu lañ waxee respiration fa nga koy mënee lépp yi nga xam ne nii énergie bi ñuy wax foofu lay nekk au niveau du tronc cérébral donc bu ñu xoolee ñu ne loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy woowee cerveau ak ñi mu àndal ñu leen di woowee encéphale donc ñi jaajëfal bu baax docteur Maïmouna ci li nga xamee ni moom la ñu leeralee li nga xam ni moom mooy les segments du cerveau ñu comprendre exactement bu ñuy wax xelu nit
du point de vue matériel ou bien du point de vue scientifique loolu nga xam ne moom la ñu tuddal léegi ci li nga xam ne moom mooy d'abord ñaari hémisphères yi ak lobe yi nga xam ne moom moo ko composé du point de vue matériel loolu na bu ne ak li nga xam ne moom lay am jeexital ci nit ki li muy wax nit ki li muy jëf et cetera maintenant loolu du point de vue philosophique ma ñëw ci docteur Dramé kon moom loolu naka lañ ko mën a comprendre si jeexital bi muy am ci nit ki li muy wax li muy jëf c'est-à-dire yenn saa yi ñuy wax li ngay wax ak li ngay jëf day am yoo si yëg am yoo si dul yëg maintenant loolu noonu bu ñu comprendre cerveau bi mu nekk ordinateur maintenant système d'exploitation boobu noonu ni si li ñuy wax ak li ñuy jëf par rapport ak bureau yooyu naka lañ ko mën comprendre du point de vue philosophique aussi. dafa mel ni Grégoire Bateson bi bi nekk fondateur école de Palo Alto moom moo ci njëkk a wax wala moo gën a pousser réflexion moom jàpp na ne ordinateur kese mënul doyal boppam donc il faut que ordinateur am système d'exploitation bi am ak yiy régir système d'exploitation bi noonu la jàppee ne cerveau itam moom kese mënul dem il faut que cerveau am système d'exploitation moom nag dafa ne am environnement foog naa war nañ ko rectifier am juridiction boo xamante ne moo koy régir pour mu mën a jëmal travail liggéey boobu noonu beneen bi bu weesoo Grégoire Bateson dafa am beneen philosophe boo xamante ne moom jàpp na ne ni cerveau di fonctionner ak lien bi mu am ak corps war nañ ko détailler te mooy Platon comme ni ngeen ko gisee dafa indi allégorie de la calèche dafa ne charrette bi ci boppam ak pneu yi moom mooy yaramu doomu aadama fas yi ngeen di gis nee na moom mooy émotion wu doomu aadama kii dawal nee na moom mooy mental xam naa waa spirituel dinañ laajte fan lañ nekk waaye Platon nee na ñoom ñoo toog ci biir charrette bi di xaar ñu dawalal leen donc bu dul ñun mental spirituel du dem loolu la Platon bëgg a wax ci ni mu ko waxee noonu da ngay gis ne mu ngi jàngale ne comme mental ay dawal te fas yey daw émotion yi donc am na interaction diggante calèche bi muy corps bi diggante émotion yi ak ci ko koy dawal mu dugg ci question bi ma maam laaj naka la ñuy interagir en fonction ci suñu xel ñaar a taxaw bu njëkk bi conscience la tudd Descartes ne c'est que dem naa ba yëg ne maa ngi xalaat kon nekk naa Grégoire Bateson ne ko nañu gën a dem fu sori c'est que xam naa ni yëg naa ni maa ngi xalaat kon nekk naa Freud ne leen yéen ñëpp sax li ngeen wax am na lu geneen lu ko gën a plausible te mooy ndekete da ngeen foogoon ne yëg ngeen waaye am na bu ko ëpp doole bu tudd inconscience moo ngi ñëw moytu leen ko te bu ñëwee ba fekk fi conscience da koy pousse te bu ko poussé mooy waral nit ki di am ay pulsions sexuelles ay pulsions comportementales ay pulsions ci wàllu jëfandiku nee na bu ñëwee ba pousse conscience nag dafay taxawee ñu naan nit ki te diw de li muy def yëgu ko foofu la inconscience di amee doole maam. donc ñu jaajëfal ko bu baax ci ni mu ñu expliquer ci ñaar yooyu nga xam ni moom mooy conscience bi ak inconscient bi ci li muy amee jeexital par rapport ak ni muy feeñee aussi si nit ki li muy jëf ak di ko jëflante donc loolu noonu tamit buñ ko xamee ci ñaar yooyu noonu dafay baax à chaque fois tamit ñu demaat ci li nga xam ne moom mooy la source muy alquran ñu indil nu si naka lañ ko mën déggee te mooy exactement jàng nañ ñu si vendredi bi passé ni ko maam indee woon ci ni entité boobu noonu nga xam ni moom mooy entité humaine bi ki yàlla soxla muy nit buy dem fi kay yàlla di xaar dafay taseeg ñetti juge te mooy maam Adama mu testé li nga xam ne moom mooy lu jëm ci wàllu physique am ndax apte na mais dafay bu paree ci physique boobu dafay dem fekk nga xam ne moom mooy sunu maam Ibrahim moom tamit mu testé li nga xam ne moom mooy dimension mentale am looloo ñuy posé ñu laaj professeur Ndione li nga xam ne moom mooy dimension mentale boobu noonu en tant que importance bi mu am ci nit ki mais aussi ki ñu ko pare ne muy ki nga xam ne moom mooy suñu maam Ibrahim exactement ak fi mu jaar moom tamit ci côté expérimentation boobu noonu naka lañ ko mooy indilee tamit pour ñu mën koy jëriñoo. waa jërëjëf maam Cheikh ñu lay jaajëfalaat ci laaj bi di jaajëfal sama naataangoo yi ci leeral yi ñu joxe bu ko defee ñetti jàngat yépp buñ ko dajalee dinañu mën a permettre ñu jàpp dara xam nga sunu boroom bi mu joxee doomu aadama xel boobu da koy invité à chaque fois di ko wax na settantal mu jaarale ko ci boppam à travers les 5 sens moo tax nga gis ci alquran mu bari fal yanzuril insaan mimma xuliq fal yanzuril insaan ila taamihi da ngay gis afala yanzuruna ila al ibl kayfa xuliqat yooyu yëpp sunu borom mu ngi lay invité pour nga def settantal
pour intellect boobu nga jox ko matière à réfléchir parce que intellect bi mënul nekk en contact avec la nature xawaas yi alxawaas alxams mooy les 5 sens ñooy nekk en contact avec la nature moo tax sunu borom di la inviter pour ngay jëfandikoo sa 5 sens yi pour mën a am benn compréhension ci li mu bëgg ci yow moo tax sunu maam Ibrahim joxe ci exemple yu dul jeex moom xam nga nee nañu doomu aadama bi même bu fekkul woon wàcceel nañ ko yonent yëg-yëgu dellu ci boromam dina ko am de manière naturelle moom moo tax moom mu toog guddi rek gis biddéew mu ne man am naa yàlla parce que lii moo tiim ñëpp falamma janna alayhi layl raa kawkaba mais mu yeewu gis ne biddéew bi gisatu ko mu ne mais man lii mënuma ko def yàlla parce que dafay fenk di suuxaat guddi ñëwaat mu gis weer mu ne waaw kay gis naa bu ëpp bi ma gisoon démb kon sama yàllaa ngi nii mu yeewuwaat gis ne weer ba suuxati na mu yeewu gis jant mu ne waaw kay man nag trouvé naa parce que bii moo leen ëpp solo bi mu ko seetantalee guddi jot gisatu ko mu ne kon nag man xaaral ma dellu ci ki nga xamante ni moom moo bind jant bi bind weer wi bind biddéew boobu loolu moom moo tax mu dellu ci boromam kon da ngay gis ne fan la tàmbalee moom mooy ci seetantal ci gët yi ko sunu borom jox la sukkandiku jox xel bi gis nga nag bi bët yi demee ba amatul résultat dafa ne man maa ngi jébbal sama borom ki nga xam ne moom moo taxoon jant bi fenk suuxaat weer bi fenk suuxaat biddéew bi fenk suuxaat moo tax mu delloo ko boromam léegi nag li tax mu représenté pôle mental bi da ko gën a approfondir parce que dem na ànd ceeg borom bi ba koy demander certitude rabbi arini kayfa tuhyil mawta mu ne sunu borom wan ma naka ngay dekkale fekk sunu borom jël na ko taf ko ci boppam moom la ñu maam waxoon keroog mu ne nitu yàlla yi dañuy jébbal sunu borom seen bopp sunu borom léegi ay copain lañ afalam tu'min xaala balaa mu ne ko xanaa da nga ma gëmul mu ne ko dëgg la kay gëm naa la waaye certitude laa bëgg sunu borom ne ko jëlal ñeenti picc ak li ci tegu bu ko defee yooyu mu ngi ci suratu baqara ci alquran nekk exemple boo xamante ni bi mu ko ëndee après dafa am certitude loolu moom moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam sunu borom ne ko bu fekkee ci wàllu gëm bu stable nga xam ne du déngi toppal sunu maam Ibrahim bu ko defee loolu lañ mënoon apporter ci question boobu. macha allah ñu ngi la siy jaajëfal bu baax professeur Ndione xam naa temps bi mi ngi dem dañuy dellu rek ci li ñuy mujj laaj parce que dañu faral bu di dégg ci olof ñuy wax bu ñu waxee xel mooy nit. donc ñu jàng tamit ci aller retour suñu capitaine jàngal nu ni en général état d'esprit wu nit ki dafay mooy jeexitalu état wu nit ki ci boppam d'une manière générale donc ñu mën ko dégg ci baatu wolof boobu ba tey di xel mooy nit donc bu ñu waxee xel mooy nit docteur du point de vue scientifique ou bien du point de vue matériel boobu noonu naka la ñu mën a justifier loolu noonu. en fait bu dee ko point de vue scientifique da ngay xool ne li ñuy wax léegi nii mooy 5 sens yi nga xam ne moom la nit am. muy bët di nopp di odorat wala di làmmiñ wala di li nga xam ne da nga koy sentir ci peau yépp bu dee physique di externe pour que mu am jeexintal wala pour que loolu noonu doon loo xam ne nii am na fuñ tëslaay il faut cerveau intervenir mu nag li ñuy wax ne foofu laay waxee tout le temps ne c'est vrai que ne cerveau nag mooy véritable labyrinthe parce que boo xoolee par exemple tey sànq ci définition yi maa ngi lay wax ne la lépp lu jëm ci wàllu vision dañ koy sédd lobe occipital mais ki nga xam ne dara mu ngi waaj a ñëw ci kanamam lobe occipital bi gis ko pour mu réagir lobe occipital dootul réagir te parce que amul mouvement mais automatiquement la ñuy wax ne bu message bi moom la ñuy woowee influx message bi ñëwee jaar ci niveau vision mu jël li ñuy woowee nerf yi mu ñëw ba ci au niveau du cerveau mu basé wu nag ci fi nga xam ne mooy lobe occipital bi mais comme moom mënu ko traité dafa am benn liaison synaptique bu doy waar boo xam ne moom la ñuy dox seen diggante mu jël influx bi rek parce que mbokkam bi nga xam ne mooy lobe frontal mu ne ko kon defal benn mouvement ça veut dire clignoter say bët bu ko defee nga protéger wu ci loolu mooy dem ci ba ki ñuy wax ne par exemple sentir na mu tàng mu nar a lakk mu retirer loxoom pourtant lobe bi jël li mu sentir ak lobe bi koy wax retirer sa loxo du doon benn donc muy doon genre liaison synaptique boo xam ne nii moom mooy am au niveau du cerveau ñu ne liaison synaptique yooyu nag lan moo koy def ñu ne les neurones ñu ne neurones yooyu bu ñuy juddu day doon nombre boo xam ne dina doon ba 100 milliards mais pour 100 milliards yooyu 10% yi rek la ñuy utiliser moom la ñuy mooy fonctionner ak fa muy jaar
pour te dire que cerveau dafay dem ba dootul xajat ci fi nga xam ne fa lañ ko tënk dafay mujj plissé wu loolu mooy waral cerveau di ñëw ak noonu muy plissé woo di genre superposition au niveau du cerveau mu ne 600 milliards yooyu nga xam ne moom ngay am 10% yi rek moom la ñuy utiliser 10% yi moom la synapse moom ñooy nekk en contact di def message influé di def synapse mu ne ak loolu muy liggéey yépp mu ne représente lu dul 2% ci yaram bi yépp ci poids yaram bi mu ne mais en question d'énergie li muy utiliser moo ci ëpp parce que 20% c'est énergie bi ñuy utiliser bi ñuy nit di am dina ko soxla ñu yaakaar ne cerveau booy veiller rek lay fonctionner mu ne pourtant booy nelaw la gën mën di liggéey parce que bu keroog 40% sa énergie lay utiliser donc loolu mooy li nga xam ne nii mooy fonctionnement bi cerveau bi di d'accord xam naa dina xaw doy waar de ndax lu toll noonu ñu ni la 10% rek lañ ciy utiliser de manière consciente donc jar na ñu gën a ko yaatal donc damay déglu rek ci côté du point de vue philosophique boobu noonu tamit naka la ñu war a mën a déggee li olof yi di wax nit xel mooy nit tamit donc xel ban place la am ci côté boobu am doole boobu ba ñuy wax xel mooy nit. philosophie heureusement maam moo ñu gàgganti keroog ci ni mu wax ne ay questionnement rek kese la c'est l'art de se poser des questions pour autant il faut l'art d'avoir des réponses moo tax est-ce que duñu pousse philosophie tuuti delloo ci maam bu ñu delloo ci maam daf ñu jàngaloon ne corps wala physique dafa matériel amee compréhension bu matériel xel dafa immatériel mais amee compréhension bu matériel ruux dafa immatériel amee compréhension bu immatériel est-ce que yéen a ngi gis ne ñun ñoo nekk ci digg bi c'est-à-dire ñun ñoo nekk ci liaison diggante physique ak ruux donc liggéey boobu xel di def nag dafa soxla stabilité moom la Descartes ne il faut ñu àndale kook stabilité boobu nag bu ko nit ki amul mën na dellu ci li Freud naan la schizophrénie te mooy mu gis ne inconscience bi am na doole boo xam ne danay pousse conscience ba conscience dootul mën a leeral nit ki di dëkk ci juum wala di dëkk di def loo xamante ne du ko yëg te bu paree ne baal leen ma de yëguma ko woon mais nag am na beneen boo xamante ne mu ngi ci biir nit ñu tuddee ko subconscient yi ñu ko maam jàngale woon dafa ne woon ne moom mooy mémoire nit mémoire de conservation li ngay gis ci journée bi yëpp ak nu mu mënta toll conserver nañ ko ci sa subconscient mu denc ko il faut ngay def yenn actes yi comme ni ko Hegel indee nga def yenn actes yi pour ñu mën ko tapal ne ko génneel information nangam mu dellu ci mémoire souvenir bu dul loolu noonu da ngay dëkk ci di def acte même actes yi di def même actes yi moom la Hegel tuddee mémoire habituelle moo tax diggante yooyu la nit di nekk li muy def chaque jour ak bu demee ba xam ne mënatu koo def inconscience ñëw na jël ko mu ne ñu naan kii di xàmmeetuma ko ba il faut que mu am mémoire wala subconscient di ko fàttali li mu nekkoon pour mu dellu si ci fi mu nekkoon loolu mooy thèse yi philosophie indi waaye ci ëpp solo Ali Al-Khawaas dafa ne dañ koy tabax di ko liggéey benn par benn comme ni ko Descartes indee ci doute cartésien bi nee na dafay njëkkee ci intuition dellu ci boo amee yëg-yëg ba pare nga commencé di ci xalaat di ko tabax boo ko tabaxee ba pare nag tabaxee ko ñaaw njort bu Serigne Moustapha indee woon ci ñaar benn mu dellu ci shirk wala mu dellu ci shak benn mu dellu ci remise en question wala remise en cause bi ci baax nag mooy shak bi te mooy dellu ci bu gën la dëgëral ci li nga nekk comme ni ko Descartes indee. xam naa ñu jaajëfal bu baax professeur Demba nee woon na ma bu ma woowee professeur waxal Demba Dramé rek mais après loolu public bi mooy jugé par rapport ak li nga développé est-ce que dañ may dóor ci li ma woowee mu lay woowee professeur wala donc dañuy jàll directement ci professeur Ndione moom mu indil nu tamit bu ñuy wax xel mooy nit tamit alquran moom ban importance la jox loolu daf ci ànd wala àndu ci exactement. waaw laaj boobu de daa mel ni ci anam bu leer naññ la ci alquran tontoo ak jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que dañ ne sunu borom li muy doyee nit mooy mu ñibbisiwaat këram à travers les pratiques cultuelles maanaam jaamu bi muy koy jaamu parce que nee na wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni mu ne finalité ma bind leen moom mooy ngeen jaamu ma te ñu gis ne takaalif yooyu maanaam yooyu sunu borom di la sant pour nga def ko bu sa xel dàqoo wàcc na la
xale bu ndaw bi nekkul mu kàllaf parce que moom amagul maturité intellectuelle bu ko permettre mu mën a saisir message bu borom bi mais ki nga xamante ni tamit ci jëmm mag la waaye xelam làqu na comme ki dof nekkul mu kàllaf kon kay l'islam kan lay togg jëf kan lay def mu kàllaf mooy ki nga xam ne xelam mu ngi fi mën na koo jëfandikoo pour comprendre li ko sunu borom digal bu koy defit def ko ak sago loolu moo tax sax l'islam aussi mu araamal sàngara gis nga parce que ki nga xamante ni jël na lépp luy muur xelam bu boobaa bu bëggee jëfandiku lu koy jegeel boromam du mën a sotti kon daal l'islam li mu wax à 100% xel mooy nit. xam naa ñu jaajëfal sunu mbokk yi nga xam ni ñoom ñoo doon indi li ñu doon fa wax dëgg yàlla am na solo mais nag loolu lu mu am solo yenn saay jox tamit public bi ñu indi ñoom tamit seen participation dafay am solo xam naa moo ñu permettre rek comme que temps baa ngi dem ñu dugg directement ci la liste des interventions dañuy woo suñu mbokk Aziz Ndiaye suñu mbokk Pape Malick Diouf mu waajal xam naa ñu ñaan rek ñi nga xam ne ñoom ñooy intervenir ñu gàttal rek. kii asalaamaaleykum ñu ngi jiital ci nuyoo bi suñu capitaine Mame Cheikh ak sang yi mu àndal yëpp di remercier vraiment conférenciers yi ci clarté exposé bi ñu fi def xam naa pour gàttal bi ci njëkk dañ doon laaj dañu def benn constat ci xale yi nga xamante ni dañu leen dugal ñu jàng alquran souvent bu ñu duggee école dañuy gis ni y a une très grande différence par rapport aux autres ñu bëggoon xam scientifiquement qu'est-ce qui justifie ça est-ce que barke alquran la rek ou bien y a autre chose bi ci des li ñu tuddee détecteur de mensonges en justice ñu ko tuddee polygraphie docteur bëggoon nañ xam réellement lan mooy justifier nit ki mu toog sur le plan pénal ñu koy enquête muy wax ñu xam ni kii li muy wax dëgg la walla du dëgg bi ci des dañu constater xëy na mu am benn liaison ci côté physique que léeg-léeg ci wàllu sport ñuy utiliser le cerveau d'une manière pour gën a fexe ba sur le plan mental gis ni nit ki cerveau am day gën a développé je sais pas nag ban liaison la ñuy def foofu entre le physique et le mental suñu dernière question docteur dañu constater que parfois les nouveau-nés léeg-léeg ñu def souffrance fœtale et cette souffrance fœtale là parfois mu jàpp leen de telle sorte que léeg-léeg xale bi am manquement ci dundam ñu bëggoon xam de temps en temps ñu gis sage-femme yi xale bu juddu te deful ce premier cri qui représente la première respiration scientifiquement qu'est-ce qui justifie que ces enfants souvent day am benn répercussion seen niveau mental salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah xam naa Pape Malick Diouf mu ñëw sunu mbokk Mamadou Makhtar Kane mu waajal. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen baalu ax di jiital ci nuyoo yi suñu kilifa di ñaan yàlla sàmm ko aar ko ñu jiital nuyoo itam ci suñu capitaine ñaan yàlla mottalil ko ci barke kilifaam mu mel ni rek suñu intervention dañ koy indi ci ay question rek bi ci jiitu li nga xam ne ni moom la alquran wax ne inni jaa'ilun fi ardi xalifa ñu doon laajte foofu kan moo ko moom ci ñaar yi xëy na dana gën a dugg par rapport ak thème central bi donc diggante nit
ak doomu aadama kan moo ko ci moom. beneen bi aussi mu indi dimension mentale bi expliquer ko comme un système d'exploitation te ñu gis ne dañuy wax ne système d'exploitation assure la liaison entre le matériel, les applications et l'utilisateur. Maintenant à ce niveau aspect boobu lu koy mën a décrire par exemple utilisateur boobu kan lay doon wala boog auto-exploitation lay doon. beneen bi aussi toujours ci cadre système d'exploitation bi dañuy gis ne un système d'exploitation buy ñëw day indi ay application par défaut te application yi souvent c'est limité. Maintenant qu'est-ce qui est habilité maintenant à ce que mu assurer mu implanter wala installer ci ya nga xam ne ni dana permettre mu élever wu à un niveau plus important pour combler ces manquements. Qui est-ce qui est habilité à mettre ça? Parce que bu dee ci ordinateur bi on va trouver un spécialiste. Maintenant à ce niveau est-ce que lu auto lay doon wala boog on va trouver un spécialiste buy assurer loolu. beneen bi aussi mu dellu ci li ma wax ne les années passent, d'autres viennent avec leur cortège de réalité. Mieux vaut rester sur ses gardes. Maintenant rester boobu ñuy rester sur nos gardes du point de vue mental wala du point de vue mental nuñ koy mën a réussir. Donc yooyu mooy yi nga xam ne moo nekkoon suñuy question ñu jégalu ci kàddu yi. ok merci beaucoup xam naa Mamadou Makhtar Kane mu ñëw Cheikh Ahmed Tidiane Lo mu waaj. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyu suñu sang capitaine Mame Cheikh di ko jébbal suñu nuyoo ci suñu kilifa ak Serigne Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy. xam naa man j'avais deux questions benn bi dama dégg docteur Maymouna wax ko mu ni suñu bopp y a presque 100 milliards de neurones may laaj bon avant laaj bi sax mu ni on n'utilise que l'infime partie de ces neurones. Mais là, est-ce qu'il est possible pour une personne d'utiliser la grande partie de ses neurones ou la totalité de ses neurones? Bu ko demee ba di ko utiliser yan capacité la nit ki di développer si c'est possible mu utiliser l'ensemble de ses neurones. beneen bi may laaj professeur Demba dafa am lu mu tudd mu ni dafa tudd conscience tudd inconscience ñu amoon baat bu ñuy dégg mu dellu ci subconscience déggoo mu tudd ko ba xam c'est quelque chose qui n'existe pas wala bu fekkee existe na ban influence la am ci dimension mentale bi nga xam ni moom la nit ki moom la ñuy séntu ci évolution mentale bi nga xam ne moom la ñuy séntu ci nit ki merci. ok Cheikh Ahmed Tidiane Lo mu ñëw sunu mbokk njagaloo moom tamit mu waajal. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy ndax li nekk ci ñun ñëpp moom moo ko def ci ñun di nuyu itam Mame Cheikh suñu turandoo dafa mel ni suñu panélistes itam ñu ngi leen di remercier itam xam nga thème bi dafa dellu ci wàllu dimension mentale ñu ne 2 points de quoi s'agit-il mais man bi ma toogee di déglu li ma sentir mooy définition wu cerveau dama xamul ndax ñëpp bokk nañ ak man point de vue mais cerveau laa sentir ne moom lañ définir parce que cerveau bu fekkee dañ ko définir comme ordinateur moom multiprocesseur la day mën a jël ay éléments yu bari di ko def en même temps mais ñun niñ déggee mental mooy ensemble éléments yi nga xamante ne ni mooy am ay interaction ak cerveau bi parce que tey jii xam nga sànq tudd nañ ko ñu ne dimension mentale moo nekk au milieu ci comment dirais-je dimension physique ak dimension spirituelle mais ñun physique mental lañ ko jàppee spirituel itam mental lañ ko jàppee ba tey lu tax moo wax loolu mooy que tey jii da ngay xool sportif yi dañuy nekk ci terrain nga xool hivernal ñu entraîné ba sonn ñëw ba commencé def seen compétition yi nga gis li ñu entraîné woon yëpp jeexal nañ ko mais da ngay xool
seen si cadre sportif dañuy continuer di jouer wala ñu continuer di daw wala ñu continuer def loolu te parce que du question de lu ñu entraîné wala du côté physique mais seen mental moom moo toll foofu moo tax seen tànk yi di mën a exercer li muy exercer. ci côté spirituel tamit li tax ñu tuddee ko mental mooy que da ngay xool nit mu tëdd di gént wala des fois mu yegg fu sori di gént yoo xamante ne nii kenn xamul li mu doon moo tax ñun loolu ba tey dañ koy jàppee mental. dafa am beneen baat tamit bu ñuy wax malade mental xam nga tey malade mental bu ñu ko waxee dañuy naan peut-être dof yi ngeen baal ma baat bi mais malade mental dama doon bugg a poser question bi sax mais dama fàttaliku maam Cheikh benn waxtaan bu mu defoon ci fii la ko defee Irshad doon wax ci les 7 péchés capitaux mu wax péché bu ci nekk kii bi muy am impact bi mu am ci côté xel. kon tey jii nii li ñu tuddee malade mental ak ñun ni ñu ko déggee yaakaar naa du benn kon xëy na malade mental yi bari nañ ci dëkk bi di dox ngeen baal ma de mu mel ni dañu amoon benn question mooy que ne cerveau kañ lay commencer fonctionner ci nit ndax dañu jàng ci philosophie ñu ne doomu aadama bu nekk balaa muy ñëw ci àdduna xeetu xam-xam yëpp dañ ko koy jox. mais balaa muy yegsi dafay jaar ci benn fleuve bu ñu tuddee le fleuve de l'oubli bu ñëwee fii nag ci lay fàtte lépp mais en fonction du temps nag ak li muy dund ci lay commencer di fàttalikuwaat tey ji da ngay xool xale bu tëdd di nelaw wala buy soog a juddu bokk nga gis buñ ko nee nii muuyu sëriñ mosoon na laajte lan moo waral loolu noonu donc ñuy laajte suñu panélistes yi comment dire cerveau kañ lay commencer di fonctionner ci doomu aadama merci beaucoup. ok merci beaucoup xam naa ñu jël intervenant yooyu noonu rek pour le moment ñu bàyyi suñu mbokk yi ñu répondre les questions xam naa bu ci jëkk moom mooy bu mbokk bi laajte ñu gisee xale ñu dalal ko daara ak ñu dalal ko ci école bi yenn saa yi dañuy seetlu ñi ki ñu dalal ci daara ji moom mooy gën a am benn avancé ci côté xel donc loolu noonu la laaj lan moo ko waral exactement donc ñu bàyyi docteur ak kii ñu dugg ci question yooyu balaa ñuy jàllaat ci yeneen intervenant yi d'une manière générale. donc bu ñu répondre ci question boobu ñu xam ne aussi scientifiquement lu ñu mën a justifier la parce que boo xoolee xale bi nga xam ne dañ ko daral daara buy door a dugg lan lañ koy jàngal pour muy mémoriser mémorisation boobu ñu koy jàngal ñu commencé di développer li nga xam ne moom mooy lobe temporal am di ko développer plus que li nga xam ne xale bi nga xam ne jàngul parce que jàng bi lan la comme li ma wax léegi nii influx bu ñëw rek ay synapse la synapse yeneen lay créer muy multiplier développement wu lobe temporal bi nga gis ne xale yi bu ñu leen jàngalee ñuy mémoriser benn instant dañ leen di commencer jàng pour que ñu commencer di ijji bu ñu commencer di gis ñu gis na ñu ngi commencer développer lobe occipital parce que ñu ngi leen di jéem a essayer di leen différencier di leen pour ñu ràññee alphabet coranique bi donc vision dugg ñu commencer développer de façon importante li nga xam ne nii mooy seen lobe occipital mais en plus buñ ko ba commencer ràññee dañ leen di commencer ñu leen di booleel lecture dugg bu lecture duggee ñu développer seen lobe pariétal léegi bu ñu développer seen lobe pariétal après ñu commencer leen jàngal tajwid bu ñuy tajwid ñuy yëg di sentir émotion boobu noonu di développer seen lobe frontal donc nga xam ne kon xale bu ndaw bi ñëw très ci bas âge jàngal nañ sa à ce que li nga xam ne connexion neuronale mi nga xam ne moo nekk au niveau lobe frontal pariétal occipital wala temporal yépp mu ngi koy utiliser te mu ngi koy développer ci benn bonne séance mais xam nga dafa am lenn loo xam ne ñun parfois dañuy jàpp ne loolu dañuy jàpp ne dafa am neurone yoo xam ne moom ngay judduwaale ñu nekk en synapse yooyu bu ñu détruire rek jeex na alors que non am na ay neurones sus yu fa nekk yoo xam ne boo activé boo utiliser yi nga soxla pare boo soxlawaatee yeneen yooyu day ñëw activé wu waat donc ki nga xam ne moom dem na ba li mu yor doyatu ko mu activé yeneen du yem ak ki nga xam ne amul temps pour def développement boobu ci cerveau xam naa ñu bàyyi tamit professeur Ndione par rapport ak ci laaj boobu noonu tamit élément de réponse yi mu ci am rek mu indi ko ci par rapport ak développement mental boobu ci côté alxuraan bi. foofu bu fekkee dañoo bëgg a dem ci alxuraan ak jàngu diine bi peut-être dañuy sukkandiku ci ñaar rek ñoom mooy istinbaat bi ñuy wax ak istiqra mooy da ngay jël ay aaya yu bari yoo xam ne ci biir alxuraan lay nekk nga dajale leen mën ci tirer ay leçons waaye damay rejoindre docteur ci
éléments yi mu indi xam nga neuroscientifique yi dañuy wax ne bokk na ci exercice yi nga xam ne day permettre nit ki muy développer yeneen potentialité ci wàllu xelam nee nañu langue ci la bokk apprendre une nouvelle langue maanaam nit ki bu fekkee dafay jàng langue bu bees dafay créer waat ay connexion neuronale yu bees maanaam dafay créer synapses yi dafay fexe ba créer waat ay connexion dañ ne ñaar yooyu bokk na ci liy tax nit ki intelligence am di yokk moom mooy créer des nouvelles connexions et les maintenir par exemple ki nga xam ne tàmmul woon di brosu ak loxo càmmoñam bu koy def xelam day concentré wu boobaa créer na connexion neuronale mais à force mu koy def mu ngi leen di maintenir dafay dem ba nekk ci zone de confort am donc ñun ñëpp bi ñuy soog a tàmbalee bind mënuñu woon bind ak main droite comme il le faut léegi li ñu ko tàmm moo tax ñu dem ba mu nekk ci suñu zone de confort léegi nag ñun du bëgg a génn suñu zone de confort moo tax du ñu habitué wu di élargir moo tax langue boobu apprendre une nouvelle langue bokk jàpp nañ ne bokk na bi ci des moom mooy musique te da ngay gis ne tudd na fi léegi tajwid da ngay gis ne kon ñaar yëpp dafay dugg ci alquran apprendre une nouvelle langue ak musique nee nañ kuy jàng musique daf xelam ni muy concentré wu da koy permettre mu gën a développer ay capacité kon tajwid musicalité boobu lañ ciy dégg moo tax loolu laa koy mën a dollil ci question boobu ginnaaw bi ñu rafet loolu mu ci indi. d'accord xam naa dañuy jàll ci question bi mbokk bi lancé docteur Dramé te mooy exactement professeur Dramé bokk te mooy entre cerveau bi comme ordinateur ak esprit bi comme système d'exploitation rapport bi nekk entre l'exploiteur ak ki nga xam ne mooy ordinateur bi nga xam ni moom la ñuy exploiter. Mam Cheikh dañu laajoon benn pël ne ko Google loo ko laaj mu jox la ko pël bi dem ci Google ne ko tey de cere laa bëgg mu xaw a yéex mu ne ana ñeex bi dafay mel ni dafay dugg ci sama cadre ndax philosophe bu war a wax ci ordinateur na xaw a doy waar yàlla ak sutura ni ñu ko capitaine jàngalee c'est vrai que cerveau mooy ordinateur bi xel bi di système d'exploitation moo tax dafay am li capitaine tudde woon interface utilisateur te mooy nit ki ci boppam mais da koy taxawee taxawaayu personnalité nit ki moom mooy génne li cerveau ak esprit di liggéey seen biir interface utilisateur boobu noonu te mu dellu ci personnalité moom moo koy def attention mu ne woon personnalité première am na personnalité secondaire am na personnalité première mooy bi nga xamante ne boobu la conscience amee te mooy fi nga taxawee ne man de li may def nii xam naa lan la personnalité secondaire moom la inconscience amee bu weesoo loolu noonu am nañu beneen am na ko posé ci toujours ordinateur ndax dafay wàccaaleeg application ba pare am application yu ñu ci dugal boobu tamit capitaine moo ñu ci jàppale ci nature nit dafa am lu ñuy tuddee nature première wala nature initiale te moom la nit di judduwaale application yi nit di judduwaale loolu yàlla def na ko ci moom ba pare am na yu ñuy tuddee nature secondaire mu ngi ci nit waaye yàlla ko nëbb bëgg nit def yitte pour di leen yee benn par benn am na bu ñu tuddee nature temporelle ni ko capitaine jàngale woon ne mooy yàlla dafay soxla nit ki def benn mission bu spéciale mu wutal ko ay application yu spéciale dëxëñ pour mu def mission boobu noonu mu yee application yu spéciale yooyu noonu moo tax ñu naan waa kii est-ce que nit la parce que mission spéciale bi ñu ko dénk ak application yooyu wala logiciel yooyu nekk ci moom la yàlla désactiver wala moom la activer pour nit ki mën a fonctionner mu des bu ci gën a neex mais moo gën a jafe te muy nature profonde mooy fi nit ki di xamee nag réellement application yi nekk ci moom yépp te yàlla dexuñ ko ci moom ci muy jaadu mu koy defal entraînement benn par benn pour muy désactiver application yooyu noonu ni ko maam jàngale woon nee na bu ñu fay yeggee pour nit mën a xam est-ce que réellement am na ko wala amu ko mooy dañ lay tegal épreuve boo réussir ñu xam ne am nga ko boo réussir ñu xam ne il faut nga dabaatal defaat liggéey. d'accord xam naa dañuy jàll ci beneen question rek te mooy li mbokk bi laaj exactement ci capacité yi fi cerveau bi am ci li nga xam ne moom mooy utilisation ci 10 milliards de neurones yooyu nga xam ne moom la ñu tudd te ñu wax ni pourcentage bu ndaw lañ ciy utiliser loolu noonu naka lañ ko mën comprendre docteur.
boo demee bay utiliser sa neurone yëpp 100% nee nañ yow yaay gën a gaaw ordinateur parce que tey docteur Maïmouna bu duggee peut-être Google wala fu mu mënta dugg lii médecine moo ko intéressé mu dugg fa documenté wu jël ko peut-être Ablaye Ndione bu demee moom li alxuraan wax moo ko fa intéressé mu jël ko keneen ak keneen mais yow mi nga xam nga dem nga ba am 100% lépp lu ñuy wër ci Google mu ngi sa bopp en plus que mu ngi sa bopp nee nañ yow c'est sa rapidité de réflexion mooy gën a gaaw bi nga xam ne moo nekk ci ordinateur bi ñu ne di nga dem ba loo gisul sax loo xam ne ni nekkul ci période ça veut dire di nga gis au-delà de vision bi nga xam ne moom lañ am actuellement donc dañ ne loolu mooy bu ñu demee ba atteindre 100% mais atteindre 100% gisa ma ci côté scientifique boobu amaguñ ko te parce que boo xoolee ba ñi ci jot a am sax benn développement ba xaw a dépasser seen 10% boobu ñoom ay drogue la ñuy utiliser parce que drogue yi ñuy utiliser lan lay permettre dafay permettre xam nga bu ñu waxee synapse dafa am ñaari neurones yoo xam ne ni ñoom ñooy interagir ñaari neurones yooyu dafa am ay énergie yoo xam ne mooy dox seen diggante dafa am ay produits chimiques yoo xam ne mooy tax neurone bi ak neurone bi connecté wu produits chimiques yooyu nag la ñuy xool bu fekkee nit 10 la soxla ñoom ñu ne nañu yokk 20 wala 30 comme ça ñu multiplier seen synapse yi nga xam ne mooy nekk seen bopp mais gisaguñ ci benn boo xam ne réussir na donc actuellement côté scientifique gisaguñ ci ku ci atteindre 100%. xam naa dañuy bàyyi professeur Ndione mu indil nu vision du point de vue coranique mu versé mu jaalaale directement ci question bi mbokk bi laaj kañ la développement wu cerveau di commencer te mooy li mu ñu dañu woon bi ñuy départ dañoo xam lépp ñu traversé mer oubli donc kañ la exactement développement cerveau boobu noonu di commencer. waaw maam Cheikh daa mel ni question boobu nag xaw na tàng lool. parce que sunu borom bu waxee wa allama adama al asmaa kullaha dafay rejoindre en partie question bi ñu laaj docteur xam nga hindu yi dañuy wax benn anecdote dañu ne sunu borom dañu ne moom ñoom comme ñoom dañu gëm pluralité yàlla yu bari ne nañu yàlla bi mu bindee doomu aadama da ko testé mu am ay capacité yu exorbitante mu ne lii danger la buñ ko bàyyee mën na am lu mu indi mu convoqué yeneen yàlla yu ndaw yi ne leen kii donc potentiel yi mu disposé nii buñ ko bàyyee mu dem mën na jur ay gàllankoor nañu am luñ ci wàññi mais ñu ne biñ ko wàññee ba pare fuñ koy denc tëleen nee nañ yàlla yu ndaw yi kenn ku nekk di proposé nañ ko dugal ci biir suuf mën leen déedéet boo leen ko dugalee ci biir suuf yitteem dem na gas suuf ba ca profondeur ya daal di koy jëlee ñu ne déedéet nañ ko dugal ci ndox mi mu ne boo leen ko dugalee ci ndox mi yitteem dana fa yegg ñu ne nañ ko denc ci asamaan mu ne boo leen ko dencee ci asamaan dana dem ba fa mu gën a kawee jëli ko ñu ne léegi fan lañ koy denc ñu ne nañ ko denc ci biiram kon doomu aadama dina jóg wër suuf wër ndox wër asamaan fàtte boppam moo tax ci philosophie bu ñuy jàng arab dañuy wax al alam al xaariji ak al alam al daaxili bu ñu lenee alam daaxili moom mooy nit dañuy considérer nit en tant que mu nekk univers moo tax wa tazon mu ànd ak jurumun saxiir wa fii kan tawal alamul akbar doomu aadama dafa jàpp ne moom doomu aadama bu ndaw la bu singulier par rapport ak yeneen créatures yi alors que moom univers miniaturisé la loolu mooy wane ne kon sunu borom li mu tudd ne wa allama aadama al asmaa kullaha mën nañ ko dégg parce que moom mu ngi indi te maam moo ñu ko jàngaloon maam nee na ruux yi ñu ngi leen bindee ci alamul arwaax mais bi ñu ñëwee ci biir àdduna mu ne dañuy jéem a janeer la ñu doon dund foofu mais mu duñ ko mën mu ne parce que seeni ruux dañ ko couvrir donc buñ ko couvriree nit ki day efforcé wu pour dem loolu la ñu jàpp ne moom la Socrate xaw a gendi ko tuuti bay tudd maïeutique am bi maïeutique socratique maanaam mu ne day yee connaissance yi ci biir doomu aadama moo tax dañ ne nit kenn du ko jàngal dañuy yee connaissance yi doon dormir nekk en sommeil ci moom bu ko defee loolu mën nañ ko ci dégg waaye aussi mën nañ ko gën a yaatal ci d'autres angles. D'accord xam naa rapidement dañuy jàll ci professeur Dramé mu indil na exactement rôle du subconscient dans l'évolution mentale ci question boobu. foog naa moom la ñoon jeexale ci maïeutique bi Socrate indi mais même au-delà Ali Xawaas dafa ne liggéey boobu noonu liggéey bi laa doon tudd dañ koy tabax dañ koy liggéey ci ñaar benn bi yàlla may na la ko dès le départ da nga juddu yi ñu muuroon ñu muri ko dès le départ ci sa juddu moom la maam dinaan ñi commencé doon nit tàmbale ci nit mais wóorul wala
da nga judd doon doomu aadama ñu muur ko aali xawaas ne léegi mën nga ko liggéeyee ci sa xel commencé di ko liggéeyee ci sa xel comme muur nañ ko nag am na fu mu nekkoon ci subconscient boobu lañ yaakaar ni foofu lañ ko dëxëñ léegi nag luy problème bi mooy subconscient bi dafay sonn ci di waxtaan comme ni ko Freud indee di waxtaan ak inconscience naan ko bul déranger conscience bàyyi ko mu liggéey bu ko sonal inconscience ko noonu de bàyyil ma sonal ko déedéet maa ko ëpp doole il faut que ma won ko li ma mënee ci diggante boobu la subconscience di nekk ba léeg-léeg day fàtte indi yi ñu denc ci moom moo tax égal ne boo amee stabilité nag ñaari dugg mémoire habituelle ak mémoire souvenir bi nee na comme def nañ ko ci sa yow ci yow ba pare di nga def effort certes mais boo ko tàmbalee rek ñu déclenché ko mu ñëw donc loolu la yaakaar ni moom la subconscient di def. d'accord xam naa ñu jaajëfal mbokk yi ci question yi nga xam ne jot nañ ko répondre dañuy wax ni ñu ngi nuyu bu baax monsieur le maire Bara Gaye ak ñi mu àndal yëpp teew nañ ci jotaay bi ñu rafet lu baax teewaayam xam naa dañuy jàll ci beneen intervenant mooy bu njagaloo mën na jege si. salaamaaleykum xam naa ñu ngi nuyu suñu capitaine maam ziar bu baax di ziar suñu kilifa Cheikh Mouhamadul Moustapha Sy di jaajëfal suñu mbokk conférencier yi di ñu indee conférence bi am na solo trop xam naa ñun nag suñu contribution ay question lay nekk ñaari question yu précise benn bi day dellu ci aspect intelligence parce que dama mës a dégg Serigne Mansour Sy mu expliquer ñu benn histoire ci ne dafa amoon ñaari xarit yoo xam ne ay xaritu allemand lañu mu ne ñoom suñu waree concevoir pour am doom dañuy dem ca àll ba foo xam ne pollution amu fa dara amu fa ñu dem foofu beru fa woor ay jours suñu wooree suñuy dog duñ lekk loo xam ne aliment végétal rek la ñuy lekk ay végétarien la maanaam ñu woor ba 15 jours yi jeex si lañ doog a ànd pour concevoir nee na ñoom doom yi ñu am yëpp ñeenti doom lañ am ñëpp ay jeunes yi lañ te ma jàng ci aller retour maam Cheikh tudd ñaari baat wax ci grossesse physique ak grossesse mentale léegi ma bëggoon xam intelligence est-ce que day nekk loo xam ne c'est héréditaire dañ koy donn walla loo xam ne dañ koy développer ci fi ngay dundee ci sa espace bi ngay dund loolu laa bëggoon poser ci première question bi beneen question bi yaakaar naa mbokk mi mujjee intervenir laal na ci tuuti mais dama cee bëggoon poser waat benn question mooy xam nga dañoo wax santé mentale te ñun ki ñu jàppee koo xam ne wérul ñu jégal ma ci baat bi mooy koo xam ne dundul ci logique bu ñuy dundee maanaam mi ngi ci mbedd mi solul dàll solul yëre yu set est-ce que kooku mooy malade mental ma bëggoon laaj nag est-ce que nan lañ mën a différencier ci ko nga xam ne cerveau am physiologiquement cerveau am koo xam ne il est en bonne santé ci côté mentalam ak ki nga xam ne santé mentalam dafa dégradé physiologiquement seen cerveau nan lañ leen mën a différencier ñaari question yàlla amoon ñu jégalu ci kàddu. d'accord xam naa ñu wax sunu mbokk jaara si mën na ñëw sunu mbokk Cheikh Tidiane Dieng mu waajal. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di beral ziar suñu sang di ñaan yàlla mottali di rafetlu mbokk yi liñ fi wàccee ñun dañu amoon contribution amaale question suñu contribution dafay dellu ci scientifiquement dañu ne liir bi juddu organam yépp mat na ba mu des xelam yóoram
pareegul formation xale dina judd ba am 10 ans yóoram di soog a pare formation léegi ki nga xam ne occidentaux yi dañ koy exploiter ci ñu jël xale bi di ko yóbbu ci ay parc di ko jox ay jeux pour que muy sob ñun yonent bi jox nañu ñu jàng alquran sa doom dugal ko alquran ci bas âge dugal ko muy jàngal ko julli bas âge pour que bu connexion nerveuse yi di ñëw mu fekk mu tabaxaale ko mooy indi nit ki mu dem ba bu bëggee bu tëddee te julliwul sax conscience am danaan ko yow julleegoo du nelaw bokkut ak ki nga xam ne bu julliwul du ko déranger beneen bi ki nga xam ne dafay sàkku xam-xam pour mu naax dafa yéex comparé ki nga xam ne du sàkku xam-xam maanaam ni yaram soxlaa entraînement pour mën a taxaw mag mi am 70 ans doon entraîner ak xale bi mag mi am 70 ans daawul entraîner boo leen xoolee da ngeen leen di xàmme yóor noonu la mel maanaam cerveau xam-xam mooy sport am plus muy gëstu plus muy gën a dëgër moo tax léegi-léeg ngay gis góor gi mu am 90 ans toog champ de course di wax ay détails yu nga xam ne ñi mu tollooloo doon âge dañ koy fàtte moo lay wan ni foweewul xelam bu dee ci question yi sama première question mooy sang sa kilifa dafa mës ñu wax mu ne xel bu dee fàtte lu bari dafa fekk ni xol du tudd yàlla lu bari mu ne xol miroir la ci xel xaw nañoo lënt nag bu ñu mënoon leer tuuti beneen bi mbokk yi ñi ngi koy wax ku amul xel maanaa dof bi ñu baal ñu ci baat bi mais bu ñu fàtte ni yonent bi tolloon nañ jamono yi nga xam ne dañu doon wax ni moom wérul kon wérul bi ci société bi la walla ci nit ki la ba yàlla intervention yàlla foofu dafay nekk intervention pour dooleel ñi ànd ak yonent bi aleykum anfusakum laa yadrukum man dalla pour man leen may doole ñu taxaw walla dafay mettre en garde société bi ki ñu jàppee dof ñuy jéggalu ci kàddu yi sunu mbokk Cheikh Tidiane Dieng mu ñëw xam naa sunu mbokk Mouhamed Ndiaye mu waajal asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyoo di ziara di jiital ci nuyoo bi suñu capitaine Mame Cheikh di ko yóbbante suñu nuyoo ci suñu sang xam naa ñun dañoo amoon 4 questions bi ci njëkk oustaz lañ koy posé ndaxte li ñu indee xel selon ni ko mbokk yi indee daanaka lépp ci bopp la te bu ñu demee ci alquran yàlla day wax ni afalam yasiru fil ard fa takuna lahum qulubun yaqiluuna biha léegi te qalbu yaakaar naa mooy xol léegi est-ce que xol la ñuy xalaatee beneen bi mooy mbokk mi daanaka posé na ko Albert Einstein li mu développé ci wàllu lumière dañu wax ni bi mu nekkee ci biiru yaayam da doon foowee ay tàkk fay donc héritage boobu noonu est-ce que day am ci wàllu xel beneen bi itam ñuy raconté Socrate bi doon def ay cogitation ay méditation ba daanu ci teen bi léegi ban relation moo am ci organe de sens yi ak cerveau beneen bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ñu wax ni moom mooy al insaanul kaamil nit ku mat ci bépp dimension léegi nan la ñuy comprendre mu nekk an nabiyul ummi yi asalaamaaleykum rahmatullah donc Mouhamed Ndiaye mu ñëw asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu mbokk waa Colisée ñu ngi leen di nuyu ku si nekk si turam ak santam di jiital si nuyoo bi l'ingénieur moral di ko ziar di si teg sang yu góor yi ak sang yu jigéen yi xam naa professeur Demba am na fu ñu tooñ tuuti te mooy ci image yu Platon bi am ñu ne ci calèche bi am kuy dawal calèche bi
mais yaakaar naa ne bu dee ci cadre voyage destination voyage bi ci passager yi la dépendre wala ci kii conducteur bi waaw donc wàllu spiritualité dafa jël xel rek mu am benn niveau bu mu ko chargé waaw parce que xel dafa am lu mu koy fàttali ci wàllu ni muy doxee sunu kilifa Seyd Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy am na fu mu ñu ko jàngalee ne boo ko jëlee ci cadre oto performance yi oto bi di def ndox mi nga xam ne moom mooy seddal moteur bi noonu ngay jàppee xel mu mel ni bu delloo ci wàllu thème bi dafa nekk thème bu jafe parce que dimension mentale ci ni ñu ko xamee ak ni ñu ko jàngee ci l'ingénieur moral mooy fonctionnalité immatérielle bi dafa contrasté ak ni mu mel sur le plan matériel parce que tey boo seetloo ñi intervenir xaw na doon seen préoccupation mais yàlla def na sutura ñuy exploiter livre bu mel ni aller retour ci chapitre 4 muy wax wàllu identité parce que bu ñu jëlee dimension mentale ñu teg ko ci cadre thème central bi ci discours d'ouverture bi am na aspect yu mu abordé te mooy fi nit xamul lan mooy enjeu véritablement de son existence parce que dafa ñëw topp conquête yi dafa ñëw topp objectif de jouissance est-ce que réellement loolu mooy objectif am yooyu mu topp dimension mentale ban responsabilité la ci am ci cadre aller-retour nag gis nañ ci dem ba xaw na ko brosser tuuti dans ses réponses il y a 3 aspects à prendre en compte benn bi moom mooy nature beneen bi mooy personnalité beneen bi moom mooy identité mu wax ñu ni nature moom mooy l'ensemble des paramètres de base de l'individu avant qu'il n'y ait adaptation à son milieu bu delloo ci wàllu personnalité bi loolu c'est pour la société mooy li nit ki di wan société bi problème bi nag mu ngi ci wàllu identité bi parce que notion yi ñu doon tudd ci wàllu conscience inconscient ak subconscient boo demee ci aller-retour am na fu mu la koy expliquer ci cadre identité consciente dellu ci li nga xam ni moom mooy tous les gestes de bonté yu nit di def ci identité consciente bi la dellu identité inconsciente bi dellu ci yi muy def sans pour autant mu am ci conscience vices yi ak pulsions yi moom moo ko gérer mu am beneen identité mu naan identité temporaire bu fekkee ni dañu lay répéter benn mbir di nga dem ba sa cerveau di ci accommodé wu di nga dem ba sa dimension mentale di ci accommodé wu identité secondaire bu fekkee ne dañ la plonger dans un milieu je pense que ñiy intervenir ci yenn milieux yi nga di séeréer dem ci milieu pël langue ba nga xam ne moom la ñuy wax foofu boo yàggee di nga ko mën da nga dem ba accommodé wu ci façon bi ñuy waxee wala seen façon bi ñuy dundee mu dellu ci identité secondaire bu mujj bi nag moo gën a compliqué muy identité absolue parce que li tax mu compliqué mooy dafa nekk identité boo xam ni ñaari identité yu njëkk a wax ñoom ñooy def jonction muy identité consciente ak identité inconsciente pour que nga mën a am identité absolue wax nañu aussi que c'est l'identité même à rechercher véritablement parce que boo ko réussir sa dimension mentale dina mën a nekk ci benn équilibre kon ñu jàpp ni dimension mentale aspect matériel peut-être bi ñu indi complexité bi ci côté immatériel bi moom moo jar a xam pour que ñu xam crise yi nga xam ni moom la nit def te motivation profonde dellu ci wàllu personnalité ak wàllu identité ñu mën ci am ay notions yoo xam ni après si la ñuy mën a def benn évolution xam naa loolu rek lañ amoon lu ñuy intervenir ngeen baal ñu àq salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. xam naa dañuy jéggalu bu baax ñi nga xam ni moom mooy ñeneen ñi bindu woon pour intervenir waaye temps bi daf ñu jot looloo tax dañ leen di ñaan rek ci plateforme yi nga xam ne moom la ñu am muy les plateformes éveil après ñu yónnee foofu seen ay questions incha allah dinañ ko prendre en compte surtout sur les séances à venir ba ci mbokk bi ci cadre intervention bi doon wax dañu si thème bi ñuy discuter tey te mooy la dimension mentale de quoi s'agit-il mu ni dafa gis ni dañu centrer exactement le débat sur le cerveau parce que ci introduction la ñu nekk te la dimension mentale comme ni ko docteur mooy mën a waxee bi ñuy commencer moom mooy li nga xam ne moom moo nekk au centre du fonctionnement même du corps humain donc looloo tax ñu centrer ko ci cerveau humain kon suñu ñemee mercredi ak vendredi incha allah dinañu gën a ñëw ci relation cerveau boobu ak yeneen entités yi d'une manière générale mu gën a leer ci thème bi nga xam ne moom la ñuy am mercredi xam naa am na mbokk bu poser question ci côté conception te mooy ki nga xam ne bu bëggee
concevoir mook soxnaam dañuy woor dem ci campagne bi et cetera xam nga loolu noonu du gën daanaka kilifa gi répondre na ci vendredi bi passé te mooy 9 mois yi nga xam ni moom la femme bi di concevoir xale bi wala boog moom la femme bi di ëmb xale bi ci biiram mu ni il te faut yow sa bopp 9 mois yoo xam ne moom ngay préparer donc yow ni ku góor ki ni nga waree préparer sa bopp jigéen ki war ko préparer sa bopp donc loolu noonu bu ñu suivraatee li nga xam ne moom la si indi si vendredi bi defe naa mën na ko répondre beneen bi mooy li mbokk bi tudd ci li Serigne Moustapha laaj waxoon ci exactement xel mooy xam-xam moo koy dundal donc muy laaj est-ce que kon xam-xam ci xel lay nekk wala ci xol xam naa dañu leen di renvoyer ci aller retour ci chapitre bi nga xam ne moom mooy wax le savoir ci chapitre boobu sang bi développé na si exactement li nga xam ne moom mooy xam-xam ak différence am mooy le savoir ak li nga xam ne moom mooy les connaissances donc ci chapitre boobu expliqué na exactement xam-xam bi nga xam ni muy dellu si les connaissances nga koy jàng à travers les livres wala bokk ci téere yi d'une manière générale nga koy jàng di ko mokkal di ko restituer bu yàggee nga fàtte ko bu yàggee mu laaj nga nafaraat ko donc loolu xeet la ci xam-xam ñu koy woowee les connaissances bokkul ak li nga xam ni moom mooy le savoir bi nga xam ne exactement moom nee na ruux bi moo koy emmagasiné comme que ruux bi moo koy emmagasiné nag te ruux bi daanaka ci cœur bi la ñu wax moom fa lay nekk donc kon mën nañ comprendre foofu li nga xam ne moom la ñu wax xam-xam bi nga xam ni xol moo koy denc beneen bu mujj bi mooy mbokk bi laaj ci relation bi nga xam ne moom moo am ci organe de sens yi ak li nga xam ni moom mooy le cerveau d'une manière générale te mu joxe ci exemple Platon bi nga xam ni dafa doon xalaat ba dugg ci teen bi ci le monde intelligible xam naa loolu Socrate ah donc loolu noonu dina ñëwaat ci vendredi bi incha allah fekk ñu gën a am temps pour gën a leeral yeneen yi ba ci li mbokk bi tudd ci naka la ñu war mun comprendre yonent bi mu nekk éternel extrême ba pare ñu koy woowee annabiyul ummi donc loolu moom moo ñu question boobu noonu du dañuy bàyyi sang bi après mu répondre que mais li ñu ciy indi mooy lim ñu waxoon moom moo ñu jàngaloon ne exactement yonent bi c'est un système à part donc yonent bi c'est un système à part il faut que ñu comprendre que ni yonent bi c'est un acteur comme que acteur la moom scénario rek lay jouer pour ñu mën a sikkundiku ci scénario bi mu joué ñu mën si jàngal ñeneen ñi mais moom en ce qui concerne matam loolu kenn du ko naatable xam naa ñu ngi jéggaluwaat bu baax mbokk yi temps bi moo nu njëtt bu duñu am sax temps jox leen ñoom ñu mën répondre exactement les questions yi ñëw mais encore une fois ñuy wax mbokk yi à travers suñu plateforme éveil yi nga xam ne am nañ ko mën nañu lancer foofu les questions thème bi nga xam ni mi ngi ñëw mercredi dina nous permettre ñu gën dugg si yenn détails yi bu ñu demee vendredi encore ñu boolewaat yooyu noonu yëpp def la synthèse incha allah ci li nga xam ne moom mooy la dimension mentale kon nag heure bi yoon ñëpp doon xaar egsi na ñu bàyyi exactement ki nga xam ne moom mooy la voix du Colisée mu ñëw incha allah